salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen bu baax dellu si waan nañ ci beneen vidéo di leen dalal ci seen chaîne YouTube di wax ne depuis une année ñooy dund situation boo xamante ne bu exceptionnel la boo xamante ne histoire mën naa ne musu ko dund mu nekk situation boo xamante ne waral na ay université yu tëj ay magasin yu tëj ay këru liggéeyukaay yu tëj voyage yu jafe ñu bëri ñàkk seen liggéey mu nekk situation boo xamante ne situation bu doy waar la li ko waral nag mooy benn virus bu ndaw boo xamante ne kenn mësu koo gis kenn mënu koo gis mu nekk loo xamante ne lu nëbbu la c'est-à-dire lu mystérieux kenn xamu ci lu bari ba léegi ba jamono ji toll nii depuis 1 an ba léegi gaa yi ci recherche di ko gëstu muy comme ni ngeen ko xamee coronavirus bi nag nekk na loo xamante ne lu jaaxal ñëpp la lu jaaxal même ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a ñoom ñooy spécialistes yi ci mbir mi jaaxal na leen mais jaaxal na it ñi nga xamante ne ñoo koy dund mooy par exemple les citoyens lambda par exemple yow ak man ñi nga xamante ne par exemple defuñ médecine tey jaaxal nañu comprendre te aussi tamit tax na dund gi gën a jafe ba tax na képp ku nekk ci ñun am na benn expérience boo xamante ne dund na ko pendant une année et plus bi nga xamante ne jàll nañ ko année confinement année couvre-feu c'est-à-dire lii la affaire yooyu ay restrictions sanitaires mu nekk ay mbir yu bari yoo xamante ni créé na ay expérience personnelle créé na expérience collective loolu nag kenn ku nekk ci ñun comme ni ko waxee am na ci expérience ba tax na man tey sama expérience personnelle laa leen bëgg nettali ci Covid ak lan laa ci jàng sama expérience personnelle nag dama koy tënk ci ñett par exemple Covid bi li muy rëy man jàng naa ci ñetti mbir quoi waaw jàng naa ci ñetti à travers sama expérience personnelle jàng naa ci ñetti mbir yoo xamante ne tey mooy nekk suñu vidéo tey bi ci njëkk nag mooy la transformation digitale mu nekk ñett yoo xamante ne yu am solo bëgg naa gaa yëpp ngeen bàyyi ko xel parce que ay yaakaar naa ne ay leçon la yoo xamante ne képp kuy ndaw war na laa dina la jëriñ bi ci njëkk mooy la transformation digitale mooy la technologie internet et tout ça transformation digitale boo ko déggee mooy adduna bi tey par exemple ñoo ngi jóge ci la réalité du ma xawma réalité laa ko tuddee xam jëm ci virtuel par exemple lépp tout est virtualisé lépp dafa nekk mbir yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ne dafay jëm ci internet par exemple entreprise yi ñi gën a yóbbu seen liggéey ci internet ci côté communication tamit nit ñi ñoo ngi gën a jublu ci internet pour gën a mën a communiquer parce que comme ni ñu ko xamee restrictions sanitaires yeeg yu mel noonu doon sax commencé na avant mais avec le Covid dafa gën a yokk parce que mooy moyen bi nga xamante ne tey moom moo gën a yomb pour nga mën a jokkoo koo xamante ne sa jegeñaal la kon c'est-à-dire ñi ngi jóge ci beneen ère boo xamante ne ère sans technologie jëm ci ère boo xamante ne day nekk technologie kon loolu jeune bu nekk war na ci mën a baax te spécialistes yi wax nañ d'ici 2030 par exemple dina am métier yu bari ci occidental dina am métier yu bari yoo xamante ne dootuñ exister dina am métier yu bari yoo xamante ne par exemple numérisation bi ak digitalisation ak moom mooy jël métier yooyu c'est-à-dire lekk leen métier yooyu dootuñ amati loolu nag war na yee képp koo xamante ne ndaw nga yaa ngi jàng wala yaa ngi gëstu wala yaa ngi ut liggéey gën a bàyyi xel technologie par exemple technologie nag bu ñu ko waxee ñun par exemple en général bu ñu waxee internet yooyu c'est-à-dire suñu xel dafay jëm ci trop ci côté domaine communicationnel bi mais c'est plus vaste que ça gën naa yaatu loolu c'est-à-dire technologie jàng déggante liggéey gën naa yaatu loolu daal kon il est temps ñu gën a bàyyi xel ci technologie daal gën koo jàng par exemple jàng ko ba gën a mën a créer ay mbir yoo xamante ni yu bees la surtout ñun ñi nga xamante ne ñoo dëkkee côté Afrique parce que fii boo seetee avancé nañ ci bu baax a baax tey da ngay dugg ci benn boutique di jënd machine moo la jaay da ngay ñëw ci restaurant di jënd ay machine ngay tàppe pour commander
c'est-à-dire loolu lépp nit moo la ko doon defal mais c'est-à-dire dañoo transformer léegi ay machines ñoo la ko defal loolooy transformation la digitalisation c'est-à-dire fi nga xamante ay nit ñoo fa waroon nekk léegi ay machines ñoo fa nekk léegi ñun nan lañ mën a def par exemple tey ba c'est-à-dire préparer pour loolu noonu par exemple ci wàllu ñu jàng xam mën a taxaw mën a créer machine yooyu benn wala nan la ñuy jëflante ak machine yi nga xamante c'est à l'avenir point bu intéressant la quoi man maa ngi fàttali par exemple sama relation ak technologie fi mu commencé c'est-à-dire internet bi muy doog a commencé kii Sénégal tontu sax peut-être je ne sais pas dama ci yéex naa ci jot xaw ma teel naa ci jot laa wax Facebook bi mu xewee bi ma créé sama compte Facebook daa ma def benn publication sama benn nijaay boo xamante ne bi ma à l'extérieur gis ko muy sama nijaay Malick Khady maa ngi koy nuyu de passage bu fekkee seetaan ni vidéo yi bi mu gisee publication bi mu woo ma ni ma yow ndekete yow xam nga Facebook ndekete affaire yi nii naa c'est-à-dire mu kontaan ci quoi mu kontaan ci la ma envoyé ordinateur la yaakaar naa 2010 la woon je ne sais pas mu jox ma premier ordinateur ay côté 2010 ay 2011 je ne sais pas ay 2009 ak yooyu dégg nga ordinateur boobu moom mooy sama njëkk amitié ak technologie ak yooyu mu nekk boobu léegi nag jàng naa ci lu bari xam naa ci lu bari c'est-à-dire lu bari ci loo xamante ne xam naa ko ci àdduna loo xamante ne peut-être surtout technologie yaakaar naa du ma ko xam quoi. Depuis le début d'année scolaire bi tamit université France yëpp daanaka dañoo tëj ci kër yi la ñuy jàngee ñun ñu tamit c'est le même cas ci kër yi la ñuy jàngee maanaam benn mu am ay conférence ay visioconférence par exemple yoo xamante ne professeur bi ci dañuy joxe cours yi. wala moo xam Zoom la wala Google Meet pour ci ñi nga xamante ne xam nañ ko ay plateforme la yoo xamante ne pour def ay conférence en ligne la quoi ñun ci yooyu la ñuy continuer suñu cours yi loolu nag ay jàngat la yu bari ci monde bi fi nga xamante ne moom la jëm ëllëg loolu nag ma ciy tirer attention ndaw ñu bari ñu gën a soxlawoo technologie c'est-à-dire temps bi nga xamante ne ñoo ngi koy passé ci technologie communicationnelle wala ci les outils de communication ñu gën ko passé ci c'est-à-dire si auto-formé wu gën a jàng quoi parce que c'est possible léegi nga jàng lépp loo bëgg jàng sans professeur sans rien loolu nag mooy nekk suñu deuxième point bi ñu daldi ci ñëw ñaareelu expérience personnelle bi nga xamante ne jàngee naa ko tey ci Covid bi ci coronavirus bi pendant une année comme ni mu ko waxoon sànq bokk na ci lu ñu naan self study anglais li ñu naan self study ou self education ou self learning e-learning yaa xam naa ko waxee mooy auto apprentissage boo koy firi ci wolof mooy jàngal sa bopp loolu tamit jàng naa ko ci pendant Covid bi quoi ni mu mënee nekk ak nan la nekkee tey réalité waaw par exemple bi nga xamante ne confinement bi commencé na seetlu nañ ne méthode classique bi nga xamante ne moom la ñuy jàngale c'est-à-dire am na erreur yu bari méthode classique bi nga xamante ne moom la ñuy jàngee pour le moment ci 21e siècle bi ci Covid bi ci la xamee ne am na ay failles yu bari bi nga xamante ne mëntuñoo dem école surtout comme ni ma koy waxee toujours parce que daanaka ñoom laay ëpp waxal waa Afrique comme waa Afrique surtout Afrique la gën a feeñee sax bi nga xamante ne Covid bi ñëw na ñu ne confinement école yëpp dañoo tëj amatuñ benn canal boo xamante ne tey moom moo permettre élèves yi ak professeur ñu am benn interaction boo xamante ne interaction pédagogique la quoi bu ñuy mën a jàngee benn canal boo xamante ne ci la ñu mën a jàngee ndax technologie bi dafa dese avancé comme ni mu ko waxee ñoo gën a gouvernement yi war nañoo gën a intéressé wu ci technologie gën a intéressé wu ci la formation des jeunes parce que digitalisation la transformation monde bi dafay tourner jëm foofu bi Covid bi amee Covid bi dafa nekk benn mbir boo xamante ne c'est-à-dire spontané kenn préparé wu ko loo tax dañoo remarqué ne système éducatif bi dafa am problème mooy lan c'est-à-dire dafa ci classique bi mu nekk maanaam système éducatif classique bi nga xam ne da ngay yeewu dem école jàngi boobu noonu dafa commencé am problème parce que élèves yi mënatuñ ko kon déjà y a problème même ñun tamit fii par exemple
bi muy doog a commencé am na professeur yoo xamante ni ñoom c'est-à-dire méthode boobu lañ tàmmoon quoi ñoom dañoo amoon problème pour joxe cours am na ñoo xamante ne dafa boobu lañ arrêté seen cours ay mail lañ lay envoyé wala ñu envoyé document ay travail yoo xam ne da nga leen koy def rendre leen ko même fii am na dañ ci am problème fii nga xamante ni ñoo gën a avancé ci technologie kon donc y a un problème ci méthode classique bi nga xamante ni moom moo fi nekk yeewu dem école jàngi et après yow kon c'est-à-dire loolu tamit c'est à revoir loolu nag man li ma ci jàngee mooy c'est-à-dire am na benn méthode boo xam ne mën nañ koo jëfandikoo pour jàng moom mooy self learning jàngal sa bopp tey jàngal sa bopp nan la mën a nekk waaw jàngal sa bopp nag boo xee war dina mën nekk loo xam ne lu xaw boo ko waxee dina nekk loo xamante ni lu xaw a lu niru lu yéeme la waaye niru ko li ñu koy mën a lii di tax mu mën a nekk mooy internet mën nga koo jëfandikoo pour jàngal sa bopp waaye mën nga koo jàngal parce que man am naa sama benn xarit boo xamante ni muy tudd Ousseynou Diop jàng ci internet la jàngee technologie moom moo ko jàngal boppam ba nekk tey professionnel laa wax ba créer entreprise am créer benn site internet application boo xam mi ngi Play Store mi ngi Apple Store boo xamante ni moom moo ko créer boppam te lépp ci internet bi la ko jàngee lépp ci internet bi la ko jàngee te Sénégal la nekk waaw léegi c'est-à-dire plateforme bi li muy jëriñ mooy plateforme bi mën nga cee dugg nga fekk fa ñoo xamante ni ñu lay jàngal li nga bëgg jàng moo xam technologie nga bëgg jàng wala beneen domaine boo bëgg jàng plateforme d'éducation en ligne la daal maanaam nga fay dugg boo bëggee jàng nga jàng en ligne lu tax ma koy joxe exemple dafa nekk benn jeune boo xamante ni c'est-à-dire dafa nekk exemple ci domaine boobu daal domaine jàngal sa bopp ba moom tey ci loolu lay liggéey sax créé na ci plateforme peut-être dafa sukkandiku ci histoire personnelle am ci expérience personnelle am pour mën a créer loo xamante ni dina mën a am solo pour ndaw ñi daal waaw kon auto éducation jàngal sa bopp lu mën a nekk la internet moo la ko mën a pare parce que gis nga moo la ko mën a may jamono juñ toll nii lépp loo bëgg jàng lépp luy xam-xam gars yi dajale nañ ko def ko ci internet lépp loo xamante ne xam-xam la ñu koy jàng ay amateur ay nit ñoo xamante ne ay duñ ay professionnel wala sax ay professionnel bind nañ ko wala ñu def ay vidéo wala ñu def ko manière boo xamante ne yow bu duggee internet da nga ko mën a jàng waaw man mi jàng naa lu bari ci internet ba léegi am na site yoo xam ne dama fay dugg di inscrire di jàng loolu xam naa bu fekkee kii dinañ ci def benn vidéo boo xam ne dañuy expliquer yan site ñoo gën la ndaw bi mën a utiliser pour jàng yan site la ñoom ñoo gën a disponible do am na yoo xam ne gratuite lay doon am na yoo xamante ne payant lay doon waaw kon c'est-à-dire bokk na ci li ma jàng mooy self education mooy jàngal sa bopp loolu tamit lu ma gis la ci Covid bi parce que mënatoo dem école professeur yi mënatoo leen gis léegi yow rek yaa fi des sa bopp yaa fi des ak sa bopp mais nag desa wéetoo parce que yaa ngi ak internet am na beneen mbir tamit mooy la cherté de l'éducation wala éducation bi nga xamante ni moom moo nekk ci école bi du méngoowul ak ñëpp par exemple boo xoolee école privée yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a am solo peut-être moom laay wax parce que ñoom ñoo lay jàngal ni nga boo paree yow ñoo lay former professionnellement boo paree entreprise mën la jël nga mën a liggéey bu fekkee ci université tey dañ lay former formation continue lay ne boo paree tu es obligé nga dem nga suivre benn formation professionnelle nga mën a liggéey ci entreprise école privée yooyu noonu da ngay fay xaalis bu cher pour mën ci jàng école publique du ñëpp la méngoo parce que dafa gudd am ñoo xamante ni bëgguñ jàng mu gudd kon li la arrangé mooy ñu dem ci internet bi jàng foofu jàng auto formation nag nekk na loo xamante ni lu yaatu la luñ mën a waxtaanee la lu yàgg mais dañuy tënk rek sama expérience professionnelle ma wax leen ne mën naa nekk ndaw li laa koy wax mën na jëfandikoo technologie pour jàngal boppam quoi loolu c'est bel et bien possible ñu gën cee bàyyi xel bokk na ci li nga xamante seetlu naa ko ci pendant Covid bi waaw te yàgg naa ci man self éducation yàgg naa ci bu baax a baax te dimbali na bu baax a baax self éducation nag mën naa nekk ci internet ou bien mën naa nekk nga nekk koo xamante ne lecteur ngay lire quoi ay livre di lire rek yooyu. ah oui kon commencé na ah oui beneen troisième leçon bi nga xamante ne wala expérience personnelle bi nga xamante ne dund naa ko ci Covid bi par exemple wala Covid bi jàngal na ma ko coronavirus bi mooy entrepreneuriat
c'est-à-dire gis nañ ñu bari ñàkk nañ seen liggéey, usines yu bari taxaw nañ, wala société yu bari taxaw nañ. Bu fekkee yow da ngaa basé woon ci nit, ci sa avenir donc tënkoon ci benn entreprise, yow entreprise boobu bu tëjee ci fini sa amatoo liggéey. kon lenn rek moo la mën a dimbale mooy nga yoroon sa liggéeyu bopp. maanaam entrepreneuriat nag buñ ko waxee ci jamono ñu toll nii, ñu bari sama genre gi mën nañoo déggee entrepreneuriat waa c'est juste pour ñu jàng ñi la, waaye da nga war boo nekkee chef d'entrepreneur foog nga nekk koo xamante ne ku diplômé nga, ku bëri ay diplôme nga, wala yooyu. wala c'est-à-dire dañoo yaakaar dañ koy tënk daal ci milieu professionnel bi dëgg-dëgg, tënk ko ci ñenn ñi daal bu ni entrepreneuriat rek buñ ko wax am ñoo xamante ne ñoom débat pare nañ ci. te entrepreneuriat lu yomb la, nekkul sax pour man entrepreneuriat nekkul domaine boo xamante ne bu ñuy jàng la, mais lu ñuy pratique. man dama jàpp ne entrepreneuriat lu ñuy pratiquer la, nekkul loo xamante ne dañ koy jàng. par exemple entrepreneuriat mi ngi jóge ci le mot entreprendre, c'est-à-dire se mettre à faire quelque chose, c'est-à-dire nga commencer def dara daal, commencer dugg ci dara di ko def dara loo xamante ne ab liggéey la, nga dugg ci bëgg mu jëm kanam di ko suuxat ndànk-ndànk, loolooy entreprendre. c'est-à-dire mi ngi wuteeg nag salariat mooy par exemple nga nekk di liggéeyal kenn, par exemple nga nekk ci benn boutique di jaayal kenn, wala nga nekk benn entreprise di liggéeyal kenn. loolu la entrepreneuriat nag mooy nga nekk loo xamante ni nga commencé dara sa bopp, nga commencé ko yow sa bopp, commencé ko di ko suuxal ndànk-ndànk. c'est-à-dire Covid bi mu commencé comme ni mu ko waxee, ñu bari dañoo ñàkk seen liggéey. kon c'est-à-dire pour situation bu mel nii bu présenté woo tey nga bañ a am problème, li lay gën a mën a sauver mooy nga nekkoon ci loo xamante ne tey par exemple yaa ko moom. léegi doonte sax ne am loo moomal sa bopp yóbbu, mais mën nga commencer c'est-à-dire ndànk-ndànk di ko suuxat quoi. waaw di ko màggal ndànk. kon nag nga déggee ci ne entrepreneuriat nekkul loo xamante ne lu jafe la. baat bi rek moo xaw a nekk baat boo xamante ni moo xaw a tubaabe tuuti, buñ ko waxee ñu bari duñ ci gis seen bopp, mais mooy nga commencé sa liggéeyu bopp rek, am sa liggéeyu bopp di ko doxal. loolu mooy entrepreneuriat nag dafa seetlu ko ci ñaari xaaj. góorgóorlu comme mën ko firlee góorgóorlu comme Sénégal par exemple, c'est-à-dire mën nga gis loo xamante ne tey problème la boo xam nit ñi dañ koy jànkoonte, nga ñëw nga régler leen ko. nga gis comme ça nga dëkk ci benn place, nga xool ne am na lu fay manqué toujours, nga jéem a xool li fay manqué noonu, moo xam produit la bu ñuy jënd nga jënd ko di ko jaayaat benn, wala nga yow sa bopp nga xalaat ne lii tey su ma ko tegoon tey, su ma ko mettroon en place tey dina dox, dina dem. loolu ñu wax création de besoin, c'est-à-dire nga créer benn soxla boo xamante ne tey leer nga tey boo créé nit ñi dinañ ko soxla. wala sax mooy benn boobu benn. ñaareel bi mooy nga régler benn problème boo xamante ne bu existe la woon. loolu yaakaar naa yomb nit ku nekk il suffit juste nga xool sa environnement, xool ko analyser environnement bi bu baax a baax, xool li la wër, xool lu fa am ak lu fa amul ak lu fa manqué, ak lan mooy li nga xamante ne tey war nga koo mën a def. boo defee nga apporter ko peu à peu nag ngay gën a yokk sa professionnalisme, ndànk ngay gën a améliorer, nga bañ a taxaw ci benn place rek, nga bañ a taxaw ci par exemple table bi rek, nga bañ a yem ci table bi, mais nga jéem a évoluer, xool ndax da nga am cantine, ëllëg nga am boutique, ëllëg nga am leen, wala bu fekkee da nga yar nga yokku sa produit yi ngay sa marchandise quoi, ça toujours daal ngay gën a yokk daal. loolu mooy li nga xamante ni moom mooy entrepreneuriat. benn comme ni ñu tënkaat, régler benn soxla wala créer benn soxla boo xamante ni amoon na. waaw loolu nag nekkul loo xamante ni lu jafe la. waaw loolu mooy li nga xamante ni par exemple tey ci pendant année coronavirus bi nekkoon na loo xamante ni ci à travers ni may gisee situation yi di dox, jàng naa ci ñett yi te ñett yëpp
am naa ci expérience, xam naa ci baax, xalaat naa ci, moo tax ma ne xaaral ma partager ko ñi nga xamante ne ñuy topp ci YouTube, wala képp koo xamante ne peut-être tey gisee vidéo bi tey dina ko jëriñ, ñu def ci benn vidéo waxtaan ci loolu lay jëriñ, partager suñuy xalaat. yow mi nga xamante ne yaay seetaan vidéo bi tey boo ci gisee loolu la neex wala loo xamante ne war nga ko cee mën a yokk nag ma ko bindal ci commentaire yi. bul leen fàtte tamit di abonné di partager vidéo yi pour comme ça que njëriñ li gën a mën a jëriñu. mën ngeen ñu topp tamit ci yeneen réseaux sociaux yi nga xam incha allah dinañ ko mettre ci kii bi, moo xam Facebook la wala Instagram wala Twitter. mën nga ñu topp yenn saa yi dinañ partager foofu ay idées ñu di ko bokk ak gaa yëpp. ku am idée partager ko ñu waxtaan. loolu mooy àdduna, loolu mooy jëmale ay ndaw kanam, loolu mooy jëmale dëkk kanam. waaw fii la ñuy yemale vidéo bi. yow tamit boobu may wax sa expérience bi nga xamante ne dund nga ko ci Covid bi ak bienvenue. ok kon merci beaucoup gars yi, salaamaaleykum.